dans votre journal People à la présentation Seydina Tange Tandian mu Serigne Saliou sur le canal 33 Leral TV xam ngeen ni que nag alxamis bi ñu génn ginnaaw coowal procès Adji Sarr kii di doyen des juges convoqué woon na kii nga xamante ni moo doon patron Adji Sarr di Ndeye Khady Ndiaye moom salon de massage boobu nga xamante ni moom lañ dippee woon Sweet Beauty nga xamante ni jéye bi nga xamante ni moo daal Sénégal depuis 1 an kenn xëyul kenn gontul ñëpp nekk ci benn problème muy problème mu viol Adji Sarr Ousmane Sonko kii di Adji Raby Sarr ak Ndeye Khady Ndiaye jàkkaarloo ñu foofu ca bureau doyen des juges mais ginnaaw loolu nag gis nañu Adji Sarr jaa su ne su doon ñëw kenn du ko Ndeye Khady Ndiaye moo demoon bale yoon moo jëkkëram ñaantan leen mais bi yoon gis nañu kii di Adji Sarr ñëw ak assurance ànd ak waajuram ju góor ànd ak kii nga xamante ni mooy avocat am di maître El Hadj Diouf ak ñenn ñoo xamante ni ñu ngi ko doon soutenir benn affaire la Adji Sarr yëkkati je dis oui à un procès Adji Sarr mi ngi xamante que daal moom procès la soxla digganteem ak kii nga xamante ni mooy Ousmane Sonko borom massage donc ginnaaw loolu bu mu amee nag ba ñu demee jàkkaarloog doyen des juges muy kii di ex masseuse boobu di Sweet Beauty ñi ko présenté si locaux tribunal de grande instance hors classe de Dakar ginnaaw confrontation bu mu waroon am ak ancien patron am di Ndeye Khady Ndiaye ak jëkkëru kooku ñi nga xamante ni moom la ñu naan mooy Ndeye Khady Ndiaye di Ibrahima Coulibaly ci bureau doyen des juges d'instruction ci cadre dossier bi nga xamante ni mi ngi sukkandikoon ci wàllu viol suivi de menaces de mort tout en blanc la Adji Sarr ñëwee sol lu weex tal accompagné de son avocat maître El Hadj Diouf de ses gardes-corps et de ses soutiens yi nga xamante ni ñoom ñoo ñëw bu ñuy ñëwee foofu ca palais de justice bi présumé victime bi lenn la lancé à l'endroit de la presse tout en insistant oui à un procès Adji Sarr daal lenn la laaj muy procès comme ni ma leen ko waxee woon daal coow la boo xamante ni dox na ci diggante kii nga xamante ni muy Adji Sarr moo nekkoon masseuse bi nekk ci biir Sweet Beauty maanaam Ousmane Sonko moo bàyyi ñaari soxnaam guddi xaaju guddi jour tabaski jour 31 décembre dem di massé wu ba li ko fay daal fekk ko fa xale bi yëkkati ay tuuma néew ma xale bi moo am dëgg néew ma Ousmane Sonko moo am dëgg li fa xew moom ak yàlla ñoo xam kon yaakaar naa ni coow lu bëri li wax lu bëri li jaru ko dañu dem ca procès mooy lan maanaam tey ni Adji Sarr de Ousmane Sonko da ko violé téeméeri doomu aadama ñi ngi taxaw ne nit da leen violé te pourtant ñi ngi dem procès cin fëqul coow barewul dara nekku fa kon je crois que li am solo mooy nañ dem procès Adji Sarr nag ginnaaw bu mu jàkkaarloo kii nga xamante ni mooy Ndeye Khady Ndiaye di ex patron foofu ca Sweet Beauty tàngoon na lool ci biir bureau de juge bi ndaxte bañ fa duggee ginnaaw bay ndogu di waaj a jot la ñuy génn foofu li ko waral nag muy ay contre vérité yi bëre yoo nga xamante ni VAR moo sonaloon Ndeye Khady Ndiaye ndaxte jàppale ni que procès bi bu mu amee ba tey coow li bu mu amee ñuy entendre gars yi si dossier au fond tey mooy première confrontation bi nga xamante ni ñi ngi koy soogaam ginnaaw Ousmane Sonko la ñu duggagul ci fond du dossier bi mais Ndeye Khady Ndiaye dafa am ay wax yu bare yoo xamante ni wax na ko fi te waroowul ndaxte bu ci njëkk am na boo xamante ni génn na fi ne Ousmane Sonko ba mu njëkkee ñëw ay 11h la fa ñëw Ousmane Sonko génn bi mu njëkkee wax ne 21h la fa ñëw am na boo xamante ni wax na ko ne Ousmane Sonko bu muy ñëw moo indaale frotteem am na beneen boo xamante ni mu ne musul laal suñuy huile am na boo xamante ni nee na moom moo toog ci chaise bi maa commencé am na boo xamante ni nee na dafa tëdd man maa commencé donc contre vérité yooyu nga xamante ni am na ci dossier ci kàddu Ndeye Khady Ndiaye yi moom moo yàggal gaañ yi ci biir doyen des juges mais en tout cas tàngoon na trop diggante avocat Ndeye Khady Ndiaye yi Ndeye Khady Ndiaye Adji Sarr ak avocat en tout cas kii di maître El Hadj Diouf daal xamal na ni que ci lenn lañ jëm ci procès maanaam yuuxu dina jëp fu ñu ko fokkeewul kii di Adji Sarr tamit am na ay kàddu yoo xamante ni yëkkati na ko nee na oui au procès ndaxte procès la soxla nee nañu nag xameewuñu Adji Sarr mais c'est normal ndaxte Adji Sarr bi coow li di am ku nekk xam na ni pro Sonko yi benn manipulation la ñu amoon mooy saaga menacé te nee naa leen soo amul fit dëgg wala xamoo loolu nga xëy suba 8h ba 11h nit di la saaga da ngay tiit daw donc tiitaange boobu moo ko jàppoon mais comme ñoom seen arme loolu la nit ñi dem nañu ba démystifier leen ba miis leen attaqué leen di jàmmaarloog ñoom moo tax tey mu ñëw zenement donc li xew ci diggante procès boobu mooy li may wax man sama yoon newul ci Ousmane Sonko sama yoon newul ci Adji Sarr violé na kook violé kul ñoom la concerné parce que Sénégal am na yeneen champs yu mu war a fouilleté je crois que nag dañu nekk fii pour joxe la bonne information ndaxte ñoom ñoo bëggoon jël presse bi pour manipuler askan bi ci benn loo xamante ni du dëgg ma xar sama tànku tubéy ma ne ko lépp loo xamante ni jëm na ci manipulation bi dama koy leeral askan bi mais dama gëm ni que nit ki su taxawee ne dossier bi dafa vide classé sans suite la jëm jarul say ñooñ nekk ci plateau yi di sonnal nit ñi ak ay audio jarul say ñooñ nekk ci plateau yi di def ay live yu dul jeex jarul say ñooñ di dagg ay vidéo di jéem a dugal pour manipuler nit ñi yow mi ndeyu mindi li bi ngay dem ci salon de massage bi tàggoo sa benn élément tàggoo sa benn militant Adji Sarr it ba mu lay massé liggéey moo ko fa yóbbu woon daan dooleem ba mu fa ñëwee borom salon bi xam na lu mu fa doon def mais ñëpp xam nañu ne askan bi yëpp xam na ni que Sweet Beauty bu Ndeye Khady Ndiaye nañu jàpp ni que lépp lañ fa doon def sauf massage thérapeutique massage yu faju moom nañu wax ni que lépp
lañ fa doon def sëf massage yu faju kenn du ko defee Sweet Beauty Ndeye Khady Ndiaye nag leneen lu muy liggéey moom moo xam moom la concerné moom ak yàlla mais kenn du fa def massage yu thérapeutique bi Ousmane Sonko wax moom moo ko yóbboon ci salon ba massage yu faju bi nga xamante ni ñu jàng kinésithérapie ñoom ñoo la koy defal maanaam lépp lañ doon def ci salon Ndeye Khady Ndiaye lu dul massage thérapeutique loolu moom nañ ko jàpp massage héroïtique lañ fa doon def massage yu jaay la massage yu body massage yu corps ñoom la concerné Ousmane Sonko bi génn këram bàyyi ñaari jéegam bëgg a jiite Sénégal te mënul xàmmee lan mooy massage thérapeutique ak massage érotique moom it am na charge bu mu war a tontu famille d'abord balaa muy tontu ay militants bu mu yeb sénégalais yi na wax sénégalais yi dëgg parce que ragaluñu ko tiituñu ko ba muy sol ay dàllam di dugg ji ci biir cabine ba daf ko neexoon yàlla mënoon na def mu dugg fa ba génn te kenn du ci xam dara mais yàlla bi dara teewul moom moo ko weer diggu bëccëg ndar kàmma ba Adji Sarr génn tuumal ko viol kon ñoom ñaar la concerné ñun concerné wuñ Sénégal nag am nañu yeneen cas yu ñu war a mën a fuyate ko lu dul Ousmane Sonko Adji Sarr ñaari sénégalais lañu comme sénégalais yëpp ni justice di amee dossier tous les jours ñu dem di ko juger tribunal cin fëqul ci biir cin bënnu ko bënnul kon yaakaar naa ne Ousmane Sonko bu mu sonal nit ñi Adji Sarr bu mu sonal nit ñi ñoom ñaar ñëpp dañu dem ci seen procès ku ci soutenir sa morom nga soutenir sa morom bërkaat démb Ndeye Khady Ndiaye dem na tribunal waa Ousmane Sonko yi dem nañ fa mais gisuñu benn soutien Adji Sarr bu fa ñëw mais démb Adji Sarr bu muy ñëw ñi gis ay soutien Ousmane Sonko nee nañu ñoom dañuy ñëw jàppale Ndeye Khady Ndiaye lan la ñu séq ak Ndeye Khady Ndiaye Ousmane Sonko la ñu convoqué wala Ndeye Khady Ndiaye wala dañuy ñëw ci manipulation wala lu jëm ci Ousmane Sonko dañ koy jàppale ay nit yu xamadi réew nga nga xamante ni xamuñu jànguñu jànguñu nekk foofu dinaan dañuy yuuxati je crois que état bi na jël responsabilité ci genre nit ñooñu chaque jour nit a ngi dem tribunal kenn yuuxoo ci kenn Adji Sarr dafa am ay droit nit ñi soutenir ko Ousmane Sonko dafa am droit ngeen soutenir ko kon ni ngeen soutenir Ousmane Sonko ànd ak moom tribunal Adji Sarr su àndee ñu ko soutenir respecté leen ñooñu su dee da ngeen nekk ci dëgg da ngeen di tëj seen làmmiñ tey noppi parce que yéen a ngi bëgg a fatt nit ñi surtout militant Pastef yi ñi ngi bëgg a fatt nit ñi à chaque fois suñu nee tribunal ñu ne dañuy semer la terreur mënu leen semer terreur la police est là la gendarmerie est là askan baa ngi fi GIGN yaa ngi fi bés bu ngeen fa semee lu dul noonu dañuy dal seen kaw dóor leen ay grenades lacrymogènes dóor leen ba ngeen di bëgg a dee su jaree ñi jàpp leen sànni leen si kaso bi dañ leen di sànni si kaso bi ndaxte fatt nit ñi si benn dossier boo xamante ne Adji Sarr Ousmane Sonko la alors que Sénégal am nañu leneen lu ñu toppatoo Ousmane Sonko moo fa dem li ko fay daal fekk fa Adji Sarr moom la porté plainte doyen des juges moom mooy décidé du seen ay wax ci mbedd mooy décidé du waxu Massamba mooy décidé ni ngeen amee sañ-sañ gunge Ndeye Khady Ndiaye noonu la Adji Sarr amee sañ-sañ ay ñoom Gabriel Kane ay nit gunge ko kon yaakaar naa ni waa Adji Sarr yuuxuñu leen yéen a ngi wane seen réewande ak seen xamadi tey nag su ngeen foogee ni ci seen réewande bii ak ci seen xamadi bii ngeen di taxawee naan da ngeen di changer système je crois que Sénégal kon torox na ba nga xamante ni amootuñu ay nit yu baax yoo xamante ni war nañu mën a jiite Sénégal ñu koy jox ñi nga xamante ni yar xar ci biir kër moo leen gën yar nag ci biir kër moo leen gën ñenn ñi amuñu palte amuñu place xamuñu fu ñuy taxaw ay nit yoo xamante ne ay analphabètes des ignorants taxaw di yuuxu ay nit je crois que c'est inadmissible et inhumain dans ce pays te ñi ngi en train d'accepter des choses yoo xamante ni waruñu ko nangu ça veut dire que les militants de Ousmane Sonko commencent à nous faire marre les militants de Ousmane Sonko dañu commencé bëgg a yeb parce que mënuñu ne lépp li nga xamante ne mi ngi am ci dëkk bi ñoom ñooy jóg taxaw bëgg a ci wax Sénégal dañuy jóg yëkkati seen courage jël seen fi takk ko xam ne fii dëkk yoon la Ousmane Sonko suñ ko waree convoqué day dugg ci bureau juge ñu laaj ko Adji Sarr suñ ko waree convoqué day dugg ci bureau juge ñu laaj ko Ndeye Khady Ndiaye su waree dañ koy convoqué mu dugg ci bureau juge ñu laaj ko ba muy am kenn si yéen fekkeewul ñoom ñoo fekkee ñoom ñooy nekk ci bureau juge bi kon bu leen sonnal nit ñi dem leen ngeen liggéeyi ji su ngeen amul liggéey ngeen dem xooli ji lu ngeen defi ji mais quant à nekk fii bëgg a fatt nit ñi avec des militants de Sonko chaque jour ay wax yu dul jeex je crois que dafa war a jeex Sénégal ñun ñoo ko moom Adji Sarr Ousmane Sonko yoru mënuñu yor actualité Sénégal pendant 1 an am na yeneen yu ñu war a lijjanti ji am na yeneen yu ñu war a defi ji problème bu santé yaa ngi fii problème éducation yaa ngi fii ñu toppatoo ji ko mais benn problème boo xamante ni problème mu mërs la magum jëmm kilifa bu bëgg a jiite Sénégal bàyyi ñaari soxnam dem dugg ba li ko fay dal ko fa kon yaakaar naa ne bu leen fatt nit ñi nga nekk militant Pastef wala dafa war a doy suñu convoqué Ndeye Khady Ndiaye képp ku ñëw alentour tribunal ak koo mënte doon soo fa bëggee indi désordre yoon daf la war a teg loxo ñu dóor la ay grenade lacrymogène su daree sax ñi tëj la ci kaso bi nañ la tëj ci kaso bi ou bien ñi jël oto ndox bu tàng bi arrosé leen ba ngi bëgg a dee ndaxte yenn yëfu yabaate la nañu dellusiwaat xel yi bu baax a baax xam na ni que Ndeye Khady Ndiaye ak kii di Adji Sarr jàkkaarloo lañ nag doyen des juges xëy na fii ak ay bés kii di Ousmane Sonko dina jàkkaarloog doyen des juges ba tey jii ñi xamal leen nekkooguñu ci procès joteegul jamono ji dañ leen di déglu benn par benn ci biir déglu boobu nag ci la doyen des juges di ubbiwaat ay enquête parce que Ndeye Khady Ndiaye boppi boobu ba léegi mi ngi wax maintenir ci ay position mais bu mu fàttee ni que salon de massage boobu
dafa am ñu bëri ñu fa doon liggéey te dossier su xasee ba dem instruction ñu jox ko juge jàppal ni que policiers yi ñu ngi ciy enquête suba ngoon guddeeg bëccëg képp ku doon liggéey ci salon bi enquête nañ la képp ku doon liggéey ci salon bi enquête nañ la am na ay version yoo joxe kon yaakaar naa ni nañ tey ci dossier bi waa Pastef nag ak waa Sonko xam nañu lan moo nekk ci dossier bi moo tax bëgguñu dem procès moo tax ñu bëgg a manipuler nit ñi saa yu mu tàngee ñu commencé bëgg a yuuxu je crois que dafa jot ñu bàyyiwaat xel ci lii Ousmane Sonko moo dem Sweet Beauty Adji Sarr la fekk ji ñun suñu yoon nekku ci Massamba nekku ji tey man mi demul Sweet Beauty aw ma problème ku demul Sweet Beauty amul problème yow mi fekkeewul fekkeewaatul demal nga xool noo lijjantee sa bopp pare ni nga teralee sa ndey mbaa teral sa baay nga nekk di saaga waa ji nag nu mu ko waxee dafa am jamono boo xamante ne nit ñi dañuy gëm nit te duñu xam lu tax ñu koy gëm ku mu neex gëmal ku la neex ku mu neex bëggal ku la neex am na ñoo xamante ne Ousmane Sonko bëgg nañ ko te jaral na leen dee am nañ ci plein droit am na ñoo xamante ne Adji Sarr bëgg nañ ko te jaral na leen dee am nañ ci plein droit mais yow mi nekk ci Ousmane Sonko ñu nangul la bëgg nga Ousmane Sonko mu jaral la dee bul bañal ki bëgg Adji Sarr bëgg a défendre Adji Sarr nga bëgg a jël Adji Sarr toroxal ko ndaxte Ousmane Sonko gënul Adji Sarr gënul Ousmane Sonko tey su ñu nee Adji Sarr dafa bon kon yaakaar naa ne Ousmane Sonko moo ko gën a bon ndaxte moom moo fekk ku bon dem bu koy maase ndaxte ku bon du fekk ku bon ndaxte benn jigéen du bon foog mu am góor bu bon am jigéen ju bon kon tey li ngeen yëkkati teg ko ci kaw Adji Sarr jàpp leen seen leader moom moo ko gën a bon ndaxte moom moo ko fekk ba mu koy maase te wax na leen maase ko benn yoon maase ko ñaar yoon am na ñaari jéegam su toogoon ci biir këram mu maase leen yaakaar naa ne li ngeen di traité Adji Sarr tey su nekkoon seen sœur wala nekk seen jabar du ngeen ko traité tey Ousmane Sonko su demoon tëddee seen sœur wala def ko nangam sangam du ngeen ko traité dafa jot indiscipline bi ak yaara dëkk bi mu jeex ci télévision yi ñenn ñi taxaw ci plateau yi rëy làmmiñ nekk avocat Ousmane Sonko su leen soxla woon da leen di jël avocat am na ñeneen ñu mu jël avocat su dee da ngeen di wut place wala wut promotion wala jaar ci moom pour am buzz je crois que c'est peine perdue nit ku nekk am na li nga war a def tey Sénégal su leen ñoree dem leen ngeen lijjanti problème éducation dem leen ngeen lijjanti problème santé dem leen ngeen lijjanti problème embouteillage yi mais ngeen nekk ci problème boo xamante ni ça ne nous concerne pas dafa jot nag ñi leeral mbir mi lépp lu jëmati ci wàllu dossier tribunal man Seydina Tandian dinaa taxaw ma ne lii ak lii la mais quant à jëm na ci Ousmane Sonko ak Adji Sarr ñoom ñoo xam Ousmane Sonko moo sol dàllam moom la ñuy wax dafa violé bu mu sonnal nit ñi ci ay point de presse bu mu sonnal nit ñi ci ay sorties su amee lu muy wax na ko dem wax ak doyen des juges comme nee na dossier bi dafa vide en tout cas nit ki da ngay affronter da ngay ñemee parce que mënoo nekk tapette ba pare làqatu ci ginnaaw nit ñi parce que ñi lay saagal nga foog ni da nga am doole wala am dëgg je crois que dafa jot sénégalais yi dellu si waat yeewu génneewaat seen xel ndaxte lii xew Sénégal trop c'est trop militant Pastef yi dañoo réew xool leen li xew tribunal xool leen ni ñu doon yuuxoo nañu xooli vidéo bi. Je ne suis pas sourd. Elle est sous ce commande. Elle est sous ce commande. J'ai fait casser là-bas. S'il vous plaît. Demal nuyu leen. Demal nuyu leen. Demal. Baxal boobu ci. Demal. Maître. Pape jëlal ma Adji Sarr. Dara dafal ndànk bu ñu gaañ. Ah boy, poussez pas en garde boy. Filmez leen gaaw, filmez leen ngeen filmé. Filmez leen ba doyal gaaw leen. Adji, un mot. Merci, justice au procès en fait. Je dis oui au procès. nekkul li ma ko jur de ndax boo waxee dañu naan xam nga ni danga koy saaga bu doon sa doom doo ko saaga ku ne am nga lu ñu xesaw ci sa néeg te doo ko wax dañoo yàgg di dekk ay saaga nag xanaa tey la yàlla defoon pour ñu taxaw
wax. est-ce que yaakaaroon na tamit ñëw audition yi moo gënoon toog tamit. xam nga lu tax nee naa la ñun dañoo jëfe ndigal di wuyoo ndigal tey la ñu yàlla defoon pour ñu jàkkaarloog journaliste yi wax gis nga journaliste yi di dugg di war di wax demuñu ci néegu yaayu aji juróomi bant yu jigéen lañ woon juróom benn jigéen lañ woon ak ñaar yu góor kese. liggéey lañ ñu xamee liggéey daan suñu doole liggéey lañ ñu xamee daan suñu doole. dugal fii ñu damay wax nañ ma rey damay wax parce que yàlla damay wax ku ma tere wax nañ ma rey damay wax nañ ma rey maa ngi nii nañ ma rey maa yaayam bu ndaw nañ ma rey damay wax yéen a ngi en direct sur la radio Dakar International madame tur bi naka la. sama tur ma ko wax dama koy jaay mais maa ngi sant yàlla ba ma toogee jàkkaarloog waa Sénégal yëpp ñu may xool man ak yaayu aji ñoo bokk ndey ak baay moo namp jox ma man ma topp ci kawam ñun nag balaa ñuy waxtu dañuy masaw waa Sénégal di jégalu xanaa ñi defoon ne aji amuñu ay mbokk tey nag bu ñu gisee dinañ xam ne aji am na ay mbokk aji nag xanaa ku ko xamul may leen ma xanaa ku ko xamul rek ndax looy wax da ngay wax sa digganteeg yàlla ñun nag suñu digganteeg yàlla rek la ñuy fesal tey pour wax xamuñu fekkeewuñu yëguñu tamit dañuy bàyyi yàlla mi nga xam ne moo xam moo gis yàlla na yàlla ate yëpp mu leer aji séeréer la ki nga ko seekal joolaa la ñoo bokk maam xanaa papa yo ñu seedale ku nekk nag dañ lay ñaanal yàlla mi maye ndam ku am dëgg rek yàlla na ko yàlla teg sa tàmbali dossier bi mu mel ne ñoo ngi leen di soogay gis ngeen génn waaw xam nga lu tax ñuy soog a gis ñun dañuy wuyoo ndigal di jëfee ndigal ndigalu kan suñu ndigaluy waajur la ñuy jëfe moo ñu xanaa moom tey moo ñu jox pour ñu ñëw teew kon dañuy teew ñu doon dugg nag ci réseaux sociaux yi di wax ci aji kon yaakaar naa ni ñoo seetaandoo vidéo yooyu nga xamante ni ginnaaw confrontation bi waroon dox ci diggante kii di Ndeye Khady Ndiaye nekkoon patronu kii di Adji Sarr ak Adji Sarr bi nga xamante ni moo doon masseuse bi nga xamante ni foofu lañ ko violé ci salon kenn violé ko ku dul Ousmane Sonko militante Ousmane Sonko yi ñëw foofu commencé yuuxu di saaga mooy li ma leen wax rek loolu la ñu xam moo tax yaayu Adji Sarr tontu leen dañ leen yàgg saaga musuñ jàkkaarloog ñoom tey nag jàkkaarloog ñoom je crois que tey nag dafa jot askanu Sénégal yeewu ubbi seen xel xam ne ne ko Ousmane Sonko benn la ci sénégalais yi boo xamante ni moom moo tëj këram bàyyi
bàyyi ñaari jéegam dem ci salon de massage ba lépp luñ ko fa jiiñ je crois que moom moo ko teg boppam tey bu kenn taxaw ne complot la ndaxte ba muy dem tàgguwul kenn tàggul ma Samba tàggul ma Demba kon ñi muy wax tey ñoom ñoo ko complot ñooñu amaana sax ci moom la ñu xamee salon boobu muy Sweet Beauty kakati nag du kenn ku dul Adji Sarr di doomu Sénégal ña nekkoon ca salon ba bare nañu ñi doon ñëw ca salon ba bare nañu donc ña fa nekkoon doon def body corps à corps ñoom ñëpp xam nañu massage boo xamante ni massage bu tegginewul la massage yu cagatu la massage yu jaay sa bopp la massage yu érotique la Ousmane Sonko su fa duggee benn yoon di woote ibaadu la di woote nit ku sell la maanaam même su fa xamul woon su fa duggee waru fa delluwaat waaye lu ko dalee ci atum yàlla nga nekk di fa jaabante ndaxte Adji Sarr ne la lu ko dalee ci 2020 ba 2021 mi ngi foofu di la maase Ndeye Khady Ndiaye lan la njëkk wax kañ nga fa ñëw jour tabaski 2019 nga fa njëkk a ñëw 11h du matin kon Ousmane Sonko moo gënoon xam ne fu mu jëm du massage yu thérapeutique du massage yu faju nañ ko waxte dee massage yu cagatu la massage yu thérapeutique la loolu moo ko fa yóbboon donc li ko fa dal na ko fa dal donc na assumé xam na ni que fukki ay nit ak ñeent dee nañu en mars 2021 mars 2022 fukki nit ak ñeent duñ fi deewaat benn nit du fi deewaat ndaxte benn nit su naree deewaat na appelé ni ko ci Pastef lay bokk wala ci mbokk Ousmane Sonko ndaxte moom mi ko def dinañu jóg jàmmaarloog moom wan ni ko moomuñu réew bi ndaxte yi fu xamante yi suñ ko seetaanee état bi seetaan ko dinañ dem ba convoqué waat Ousmane Sonko ñu wàccaat ci mbedd bi di fi jaay seen yëfu reewande alors que ñoom ñëpp c'est des ignorants ñoo xamante ni yar xar waa nag ci biir kër moom moo leen gën bëgg a neex na mais nit ki soo koy bëgg da nga koy bëgg ci dëgg voilà en tout cas ñoom ñoo dem li ñuy def yi convoqué nañ la nañ leen déglu ji foofu ci doyen des juges ginnaaw nag Adji Sarr da ngeen foogoon dañ ko beddi ngeen koy saaga ni ngeen di saagee Ousmane Adji Sarr noonu la ñu mën a saagee Ousmane Sonko ni mu amee ndey noonu la Adji Sarr amee ndey Ousmane Sonko ni mu amee baay noonu la Adji Sarr amee baay donc noonu la amee famille noonu la Ousmane Sonko amee famille donc je crois que da ngeen war a yaraat seen bopp génnee indiscipline seen bopp xam ne ni que système u Sénégal suñ ko nammee changé ci seen système u ignorance bi système u saaga bi xam ne ni que vous êtes des ratés et que vous êtes des perdus dans votre vie alors que Sénégal Serigne Touba du fi tëdd El Hadji Malick tëdd fi maam Limamou Laye tëdd fi maam Baye Niass tëdd fi ba pare ñi jël Sénégal di ko dénk genre ignorant yi pour ñu ko yor su dee Sénégal ñii la ñu naan dénk ignorant yi jàppale ni ko Aïssatou Diop Fall waxee moom mooy dafay dem jàngi ji live jàppale man Seydina Tange Tandian may raw Guy Marius Sagna ci nguuru Ousmane Sonko que nguuru Macky Sall en tout cas muy loo xamante ni indi na da ngeen di teg affaire bi ci dëgg ñu ànd ak yéen ci dëgg ngeen bëgg a manipuler nit ñi kenn du ànd ak yéen ci manipulation ku leen ragal nag bañ leen wax dëgg man sama bakken def naa ko addiya Serigne Saliou Mbacké uniquement pour défendre dëgg muy la vérité seetuma ci Massamba seetuma ci Demba seetuma ci seetuma ci bee kenn laa ci seet muy yàlla suñu borom ak 17 millions yi nga xamante ni ñooy yeewoo fii ci Sénégal man li ma ciy liggéey naa ko pare adduna du neex ba ma dund at yi ma jot a dund damay liggéey ngir samay doom liggéey ngir samay njaboot ngir samay sët ëllëg ba ëllëg ak ci biir suñu ñu ne suñu bàyyikat am na fu mu tegoon Sénégal xeexoon na ci combat bi je crois que ci combat boobu la ñu toll combat yar la ñu toll combat débat d'idée la ñu toll débat boo xamante ne naka la ñuy xool pour teg ay points ba nga xamante ne Sénégal dina gën a suqali ko jëm ci kanam mais toll ñu ci ay débat yoo xamante ne ay débat saaga ay débat menacé ay débat góor jigéen bi ay débat xeesalkat bi ay débat Ouzin Keita ay débat sàcc ko tu ool alors que yéen a ngi def lu gën a pire je crois que ku am argument da nga koy teg quand vous n'avez pas d'argument vous utilisez la violence dafa jot sénégalais ubbi seen xel xam ne ni que débat bi ñu ko tegee kii di Ndeye Khady Ndiaye ci boppam nee na moom xàmmeewul Adji Sarr bi mu jàkkaar lool ndaxte pour moom ay abidjanais la jàkkaar lool maanaam waa Côte d'Ivoire lu tax citéwul malien lu tax citéwul gambien ba mu ne waa Abidjan la jàkkaar lool lan moo waral loolu Ndeye Khady Ndiaye loolu la wax ndaxte Adji Sarr bi mu yoroon ci salon di ko noot di leen manipuler di leen utiliser Adji Sarr boobu dafa doon révolté dafa mel ni tey nga nekk ci biir kër ñu lay noot di la nax di la teg souffrance di la teg injustice bés boo xamee yoon bi ba révolté wu ki la doon def loolu bés boo jàkkaarloog yow du la xàmmee Ndeye Khady Ndiaye nag loolu la xamul ci Adji Sarr da ngeen ko noot yàgg ko utiliser première séquence bi mu amee ba mu amee mu ñëw signaler na que dañ ko violé Ndeye Khady Ndiaye soo ko téye woon ni sa doom wala nga téye ko ni sa rakk je crois que tey du egsi fii mais première kàddu bi nga ko wax xanaa xamoo ci li nga dal kii mooy doon président du Sénégal 2024 li Sénégal yëpp di ñaan li ñëpp di sàkku moom nga am muy kii moom it xale la bu ndaw comprendre mu topp leen ci seen jeu je crois que loolu moo indi fii dama bëgg ñu dem déglu ji kan mooy parcours Ndeye Khady Ndiaye balaa ñu koy def benn scène tey muy xëy di muuru 2008 la sa jëkkër yóbbu màkk ku sa jëkkër yóbbu màkk de da nga doon def say bàkkaar yëpp ba pare dem fa dellu soit tout pour dootoo ci dellu waaye 2008 ba nga dellu see lan nga njëkk ubbi Sweet Beauty massage érotique di boole góor ak jigéen maanaam di summeeku taatu neen yàlla mu neen lu araam nañu déglu di Bah Diakhaté lu mu wax ci kan mooy Ndeye Khady Ndiaye waxuma ko Bah Diakhaté ko wax. Tange maa ngi jaar naka fañ bi ma tout se passe bien ñëpp ngi si jàmm xam naa ni mooy gën a yomb parce que Ndeye Khady jëkkër ji kilifa la ex jëkkëram bi moom ak ñaari doom yi
mu yóbbu Ndeye Khady Màkk 2008 Ndeye Khady yoroon nag salon Kaolack moo ko fayal njàngam jëkkëram boobu noonu jàppale beneen sëram mu dem Italie mu ngi dëkk arrondissement Wack Ngouna bi ma dëkk arrondissement Wack Ngouna nekk 4 communes commune de Wack Ngouna commune de Ndramé Escale bi nga xam ne fa la Ndeye Khady Ndiaye dëkk bi ñuy wax Boowe ak Ndramé Escale 4 kilomètres la Kër Ma Ndongo ak Kër Ma Ba Jaxu 4 communes yi la Wack Ngouna boot ak commune Kër Ma Jëbel pardon fi Moustapha Niass dëkk muy 5 communes yii ñoo bokk ci arrondissement Wack Ngouna bi ma dëkk Ndeye Khady Ndiaye dëkk ci arrondissement Wack Ngouna waaye jëkkëram boo ko nee tudd kilifa la moo tax ex jëkkëram kilifa la moo jur ex doomam yaayam baayam yëpp xam naa ne xam ay frère am xam ay sœur am li ma bëggoon sax moo nekk dama doon bu gën a compliqué dama leen transfert koo xam ne day déggoo ak moom chaque jour day déggoo moom mu ko woowee la ñuy déggante ñoom ñaar maa amul jot bi di dem parce que Ndeye Khady dama ko mere telle sorte que sax bëgguma sax lu jege si moom sax may wax ak moom parce que man américain la quoi man gëwuma waaw genre jigéen ñi franchement di saccager jigéen ñi di saccager xale yi ubbi seen kër yooyu noonu naan ay suite botel la non kër caga la ñu ubbi foofu noonu di jéem a masqué wu nit ñi foog ne nit ñi mooy loolu noonu di seetlu si di sàngoo deru bëy waaye liy njiig mooy njaag parce que moo doon utiliser Adji Sarr waaye li may wax diggante Joola séeréer léppay leer fii la mburu mi di xoyam koy may jëkkëram boobu après si leen divorcé te problème mu góor moo leen divorcé moo leen jaxase wala mu télévision ñëpp dégg ko mooy j'ai dressé le parcours de Ndeye Khady Ndiaye parce que dans ce dossier criminel pour nga mën a comprendre li ñuy jiiñ nit ñi ndax ñoo ko defal defuñu ko il faut dresser les dossiers tu dresses les profils kan mooy Ndeye Khady Ndiaye elle est née à Boé côté Ndramé Escale où elle a fait ses études qui sont arrêtées en classe de CM2 boo jëlee carte d'identité Ndeye Khady Ndiaye Marie Ondamé Sène elle a été la femme de Ibrahima Sène nekk vendeur librairie papeterie doon dem ay Dubaï ak ay Arabie Saoudite ñëw ñu ko yóbbante or muy dem d'ailleurs photo bi mu wane dafa dem Makka waa ji moo ko yóbbu woon Makka Arabie Saoudite du aj dafa dem Arabie Saoudite ñëwaat ñu jëkkër ji wutal ko nekk fii nu mu tudd sax Cambérène 2 fa la amoon kër Ibrahima Sène elle a divorcé en 2015 mais pour des délits yoo xamante ni teel laa nekk du ma ko wax parce que jigéen la 2016 mu dem dëkk HLM Grand Yoff fekk ne magam bu ñuy wax Biige Ndiaye mi ngi nekk Ngor Almadi am fa salon de massage Biige moo ko récupéré au moment où Ndeye Khady mais ça donnait à toutes sortes d'exactions ci wàllu moral la femme l'a récupéré Ndeye Khady était à Ngor Almadi salon Biige ba mu jógee foofu ci la ubbi fii cité Biagi benn kii elle payait 15 000 francs par jour doon fay mi ngi nekk ci kër gu weex googu am Samsung bu ngeen demee boo rombee Onomo boo rombee non mais nga dem plainte bu xëyee suba teel na dem plainte non bu xëyee suba laa wax na dem plainte je te dis que ni ku ñuy wooyee Pa Thiandoum moo ko loué woon studio muy fay 15 000 francs par jour ci boutique Samsung bi fu mu nekk appartement bi ko tiim boo rombee Onomo fa la jógee ñëw côté pharmacie xandaar gii te dafa la njëkkoon am salon de massage gis benn waaye mu la ko 350 000 elle lui a remis sa pièce d'identité et une lettre d'engagement fa la jógee ubbi Nord Foire vous avez entendu on parle de Kia est-ce qu'on parle Sonko xam na kuy Kia il n'a qu'à prendre ses responsabilités mu wax en 2019 vous avez entendu Mame Mbaye Niang toog télé wax ñëpp ne 2019 téye woon nañ du mën a enforcer Ousmane Sonko c'était par rapport à ces exercices peu orthodoxes yu mu doon def ak la fillette là et en ce moment Kia avait moins de 17 ans lui il payait l'appartement bi Kia nekkoon au Nord Foire parce que Kia dafa bàyyi woon Ndeye Khady Ndiaye après ubbi salon de massage fële Mamel Adji Sarr fa la njëkk gisanteeg Ousmane Sonko au Mamel Sonko di ko topp ba Sacré-Cœur 3 mais ne moom amul numéro Sonko. non déglu rek maa ngi ñëw. ci PV man léegi xam nga luy sama problème. mooy li ngay wax nii yow
fan nga ko jëlee man ci laa ba source bi man laa bëgg a xam parce que man li ngay wax nii maa ngi koy soog a dégg. Sérieusement c'est comme si yow nga def sa chronique ma ñëw laaj la sa source. En tout cas la fiabilité de ce que je suis en train de dire. Aucun membre de Pastef ne le démentira. léegi ñu ñëwaat tuuti. je dis que Ndeye Khady Ndiaye a 2 frères. Ousmane Ndiaye ak Mbaye Ndiaye. D'accord. Mbaye c'est un vendeur de véhicules. Ousmane Ndiaye moom kër gi nekk kër gi ñoom Babacar Kewulo di wax ak ñoom nu mu tudd sax ak ñoom Ousmane Tounkara. Au 3e étage fi Ndeye Khady mujj ba mu taxaw xandaar fi mu jëm de déloger là où on parle de Fatou. bi mu réeral téléphone am. Fatou bi ñuy wax moom la doon enquête tout ça. Donc dans cette affaire là au-delà de Ndeye Khady Ndiaye Ousmane Sonko ak ñi la justice a. kon yaakaar naa ni gis ngeen Bah Diakhaté dressé na profilu Ndeye Khady Ndiaye ndaxte nit ki balaa ngeen koy jugé du ko àtte da ngeen di xam kan mooy profilam ndaxte nit ki ñu ngi ko mën a dis nekk uniquement ci profilam ndaxte bi problème bi amee El Malick Ndiaye dafa taxaw carrément ne Ndeye Khady Ndiaye ci complot bi la bokk képp ku ñëw ci yéen rek yéen daal ku ñëw ci yéen mooy ko baax mooy gongo ndaxte tey yaakaar naa ni su doon buzz la wala wut la leen je crois que man tey damay ànd ak yéen mais nee naa leen man lépp loo xamante ne dafa ànd ak fen wala manipulation dama def sama bakkan bi addiya ngir défendre dëgg ngir askan bi may seetaan ku ci nekk jëriñoo ko kon loolu mooy parcours kii nga xamante ni mooy Ndeye Khady Ndiaye tey ana ñi nekkoon ak Pastef lu tax ñu delluwaat parce que ñoom ñëpp dañu dem ba ci biir gis ni que li ngeen di wax dara du ci dëgg dañuy déglu ju vidéo bi dellu si waat. taalibe yi nekk biir Pastef laay waxal kii maa ko jëndoon ak suma xaalis ak yéene ak am patriotisme li may wax man la engagé bàyyi leen doomu jàmbur tey xool leen ko. am yéene ak suma xaalis defoon ko carte d'identité man je préfère ne plus avoir une carte d'identité sénégalaise parce que naafeq man duma yëngu fuy am dictature. Pastef ñun ñi bokkoon Pastef te xam fa lu bare xam nañ ne noonu lay doxee koy ragalloo bépp doomu sénégalais maa ngi koy tiidloo bépp doomu sénégalais man bëgg baay maay wax mooy bëgg baay mi laan défendre Ousmane Sonko bëgg baay mi laan xeexal Ousmane Sonko tey bëgg baay moomu noonu moo liññarti Pastef liññarti parti bi ñuy wax Pastef ba xam la nekk ci biir am ngoru taxaw pour dénoncer ko pour publier ko pour sénégalais yëpp moytu parti bii ñuy wax Pastef ndax nekkul parti boo xam ne dafa méngoo ak suñu gëm-gëm nekkul parti boo xam ne dafa méngoo ak suñu jàmmu réew. dire que ni damaa suur Pastef suur Ousmane Sonko suur képp ku ànd ak moom koy dugg ci moom koy wax ci moom maa leen suur. Il y a pas mal de gens, je leur ai dit, et des gens qui discutent avec Ousmane Sonko et Diomaye Faye, je leur ai dit Sonko n'est pas prêt pour diriger ce pays. Man voté wu ma 2019 parce que man Sonko laa moom laa sentiroon ak ñoom juge dem mais dama xam ne il était pas prêt. li tax ma weddi laa ci yow la li tax ma bàyyi laa ci yow la man li tax gëmatuma laa ci yow la kon yaakaar naa ni ñoo seetaandoo vidéo bi nga xamante ni ñii si seen biir la ñu nekkoon ci biir Pastef jëndoon seen carte yaakaar naa ni ñoom ñoo dem ba ci biir commencé démystifier gis manipulation bi gis fen yi di ci commencé génn ndànk-ndànk moo tax ma ne dama bëgg souvent ngeen di teey te bañ di dem ak seen xol te di dem ak seen xel xam ne Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar ak ku fi mënta nekk mandat nga fi nekkal te ñoom la ñuy am nañ ko ba noppi yow mi yow yaa war a sóoraale sa ëllëg yow yaa war a sóoree sa avenir sóor sa avenir doom sóor say avenir rak ba tey nañu seetaani vidéo bi nga xamante ni kii nga xamante ni Walfadjri la nekk yan propos la indi devant kii nga xamante ni mooy journaliste Walf bi. waaye yéen Macky Sall bu demoon Sweet Beauté wala ñu xamal ko benn affaire bu ndoog Sweet Beauté mais yéen ngeen xalaat ni rek seen aqulaay taala ni ëllëg kenn du profiter opposition bi du profiter situation boobu bu boobaa sax bi ñu yem foofu dañ ko si yokkal président saay-saay nañu waxante dëgg te yàlla tax lii dal Ousmane Sonko nii gars yi dañ ci profité bu doon man sëñ Bara posture du benn de président waaw déet waaw non damay wax rek moom bu fa demoon ba gars yi xam ko dinañ ko exploité ku ne xool leen seen président bi kii ngeen di wax moom mooy institution bi xool leen na lii dégg ma rek loolu bu leen ko dagg waaye mu daaneel bu leen ko dagg mu daaneel vas-y daaneel pardon Aliou pour man yow Aliou pour man yow mënu ma terminer non pour man li muy wax nii waru ko wax quoi gis nga bu fekkente ne dañu nekk ci réew mi yow yaa ngi nii ci télé bi nga nekk di wax amoo garde corps pourtant boo génnoon fii gars yi kar la naan non li muy wax ci télé bi warul woon a dox moom kese te da nga koy def dëgg la non xam nga
toujours sànq ba léegi maa ngi la gis ngay caricaturé dem Sowét Bouté dafa am ñoo xam ne bu tëjee duñ añ dëkk bi dafa am ñoo xam ne massage la ñuy liggéey. loolu beneen wax la mais beneen wax la man xam nga man sëñ Ba man xam nga laa gëm dama ko laaj bu dee dañuy wax ci charia xam nga sëñ Ba charia bu dee dañuy wax ci république mooy ni loi moi je suis ñu wax ko loi dafa may nit mu dem ci Sowét Bouté mu massé wu sëñ Ba xoolal amul naan war fa dem ak war na fa dem fekkee loi da koy tere nga ne loi da koy tere sëñ Ba xam nga affaire yàlla la ñuy wax waxu yàlla mais ban massage la nit war a def ci loolu yàlla waxu yàlla kay waxu yàlla de waaw mais bu dee république bi Cheikh Bara tey ku am loo yëg wala lu la métti am nga droit dem ñu massé la ku fa am soxla daal da ngay yem ci massage on est d'accord sur ça mais bu la neexee bu ñu yem ci massage ñu doon nga yem ci massage non damay expliquer Cheikh Bara li yoon xam nga man mooy li ma wax rek gis nga c'est simple ñun loolu ñun normalement mais c'est parce que on est un pays Pape Matar du ko bëgg mais on est un pays hypocrite mais franchement mais luy problème bi yow nga dem ci salon de massage luy problème bi yow nga am coro lan moo si yoonu nit ñi on est quoi on est dans une république laïque nit ki waruñu ko juger man personnellement sëñ Bara pour nga xam man du ma juger nit wala war a woteel nit man di ko woteel nit parce que dafa dem Sweet Beauté wala du ma ko woteel pour loolu kese man du ma ko bës a def billahi wallahi taala rawal du ma ko def xam nga mais lii moo metti quoi ci réew mi mais ñu am ñoo xam ne non yow da ngay wax bu correct ba mu yàgg nga naan waaye nag di ci teg lu nga xam ne non xam nga moral amu fi loi la wax xam nga waa ay man dem Sweet Beauté je parle xam nga man bu dee man rek amu bu doon yéen a bokk sax li ngeen di wax non day wax correct xam nga waaye dama ne man damay expliqué aussi Aliou Sow mënuñu la jox ab état di leen liggéeyloo nit ñi nekk ci hôpital yi di dee nit ñi nekk fii di xiif nga nekk fii di yunn ci ay salon massage mais sëñ bi d'accord naa mais sëñ bi d'accord naa mais xam nga sëñ bi mais sëñ bi gis nga yow li ngay xalaatee nii bu ko Sénégal yi giñ def fayda giñ def ba topp Sonko ba xam fi Sénégal yi defoon ci gaz du manqué bu ko defoon ci essence du manqué waaw ndax nag xool liñ leen liggéeyloo liggéeyuñ ko sëñ bi man xool nekk fii di topp ay opposant sëñ bi li ngay wax ni xool sëñ bi man li ngay wax ni man loolu laa d'accord mais boo gisee may wax ni xam nga la moo tax gis nga li ngay xalaatee nii ak man li ñuy xalaatee nii bu fekkoon ni ci lu ci ëpp ci Sénégal yi noonu la ñuy xalaatee kon lii nii occasion bi ñoom buñ ko gisoon ci seen biir sax ñoom duñ ko exploité xam nga lu tax parce que dañu naan amul njëriñ mais c'est parce que xam nañ ni buñ ko exploité dinañ ci mën a am dara. d'accord parce que sénégalais yi. waaw léegi merci benn message bu ndaw bu may lancé politiciens yi. nañ bañ a dugg ci xeexum suuf fii xale jigéen ñi dañoo rafet dañoo yor ay appartement dañoo libre. dañoo bëgg Sonko. ku fi dof lu nag bay dugg ci affaire xeexum taat. kon yaakaar naa ni ñoo déggandoo vidéo boobu nga xamante ni saa yu waay def na ci analyse muy analyse boo xamante ni analyse bu garaaw la analyse bu am sens la ndaxte tey Ousmane Sonko mënta nekk opposant ne dafa bëgg a remplacer Macky Sall ñu war a jongante nee naa leen képp koo xamante ni sa wujj ma nga lay sëlëm jàppal ni ko doo set kon tey Macky Sall ak Benno Bokk Yaakaar Mamour Diallo bi nga xamante ni am na problème Ousmane Sonko bés bu amee lu toll ni trafaltal ay ni loo xamante ni taq na ci Ousmane Sonko da koy exploité ndaxte tey Ousmane Sonko mi bés bu déggoon ni Macky Sall dem na Sweet Beauté moom moo koy njëkk a exploité taxaw ci plateau yi yor di ko wax donc li am solo mooy lan soo bëggee jiite Sénégal da ngay assumer te pour nga assumer nag foog nga nekk guerrier du taxaw sa ginnaaw caméra utiliser ay nit ñi lay saagal ngay yuuxu nga foog ni yow yaa toj gaynde te lépp loo am sa biir kër da nga ko yalwaan ñu cotiser la ko tegal la ko je crois que loolu du guerrier da ngay ñefe ji guerrier da ngay utiliser sa esprit guerrier da ngay utiliser sa xam-xam te amul kenn ci yéen ku nekk Pastef ku utiliser xam-xamam du dul saaga violence ñoo ko bëgg même suñuy rey barki démb dama toog di waxtaan ak benn ambulant ma ne ko lu tax ngeen topp Ousmane Sonko mu ne ma guerrier la dafay tàngal même viol bi ñu koy waxal su ko neexee na violé Sénégal yëpp ma ne ko yow yaa ngi saaga sénégalais yi sa yaay si la bokk mu ne ma su ko neexee na ko violé si laa ko ne doy na man awma lu may wax ak nii parce que su dee tey ñii ñooy système ñii ñooy Pastef ñii ñooy changer système je crois que Sénégal perte na ay valeur lu mat a bàyyi xel la ba tey nañ déglu ci beneen vidéo dellu si waat ndegam économie yu solide noonu bi ñu indee koo xam ne amul expérience populisme la teg mbiram ñoo leen indi si tooxi duuna yooyu Ousmane Sonko mii nga xam ni munoo jàpp Casamance ba mu daj wala nga jàpp lenn li muy wax ba teg si bët ne lii defal na ko Sénégal 1 milliard yi muy wax je le défie ki ñaakob Cheikh Khadim doo musa toog ne dossier bii dossier diw la 1 milliard laa sauvé la sauvé le gouvernement sénégalais naan j'ai sauvé des milliards pour le peuple sénégalais loolu du wax du si dëgg amul preuve et je te défie demal léegi nag man si xam-xam laay wax ak yow damaa bëgg man du ma la wax ay excès gu ma say dossier si wàllu wahhabisme yi yooyu moom dama koy denc fu ma ko war a génne mais si xam-xam laay wax ak yow pour di défier nag képp ku nekk Pastef
Canada nga xam ne mooy héritage Ibrahima Fall bi électorat Ibrahima Fall 2012 la fi yor képp ku nekk France nga xam ne am na ñu fa nekk Sciences Po ñu def économique yëpp ñu génn waxuma la sa yow nga tontu dañ la génn tontal la justifier li nga xam na foo ko teg bi nga demee TV5 ba ñu laaj la dañ laa njëkk a laaj CFA bi da nga see bëgg a génn nga ni waaw da nga si bëgg a génn te da nga ciy génn Sénégal ne c'est un tontu bi nga tontu da nga ne c'est une monnaie lourde puissante et actuellement loolu c'est un handicap par rapport au Sénégal loolu nga njëkk a wax deuxième point bi nga génne nga ni ñu laaj la léegi yow la mooy say politique pour suqali Sénégal yan solution ngay proposer solution de la journaliste bi laaj nga ni constat bi nga nekk a def et c'est une évidence boo xam ni Sénégal yëpp xam na ko le Sénégal est dominé par un secteur tertiaire mooy l'offre de service nga ne nag loolu da nga bëgg dem en étape d'industrialisation pour amener des valeurs ajoutées et ak des retombées fiscales léegi nag ma bëgg la indil si sa théorie yi ngay wax li wane ni yow tu ne maîtrises même pas li mooy la mooy politique monétaire tu ne maîtrises même pas jël nga tam exemple Paul Kagame tu ne maîtrises da ngay aventurer si ay politique yoo xam ne amoo xaritu Rwandais doo lire ay documents doo seetaan documentaire sur Rwanda doo lire ay articles ak ay ak ay informations sur Rwanda da ngay jug ak jox jël un exemple parce que du populisme sénégalais yi ñi ngi wax si Facebook bi Paul Kagame yooyu yëpp naa si indi que li nga si wax lu si tegu si xam-xam amul dara lu si wér amul kii di wax ak yow nag ku xool Sëriñ Tuubaa ba mu doy ko doyloo ko wóolu Sëriñ Tuubaa yow nag da nga xool mag ñi fi nekk yëpp na man ni diine tijaan tarixa tijaan ak tarixa murit ak xaadir kenn doyu ma si sa ñàkk doyloo googu nag moom moo tax man ma lay attaque pour walla ni tuuti nga yow si fi mu toll yi ñooñu doy ñu leen ngay jiite ñoo xam ne ñooñu dañ leen doy léegi nag si wàllu xam-xam nag laay teg ak yow man foo xam ne damay woo seen gaañ ñi nag xam naa ay saaga moom ku ñàkk pexe rek mooy bi ma ñàkkee pexe man sama diggante ak Macky Sall dama ko saaga parce que amatuma doole mu jeexal naa mais nag ku ñàkk pexe si taw xam-xam laa lay wax di la wane ni yow ñu la topp sa ginnaaw ay jeunes yu frustré ñoo si ëpp. kon yaakaar naa ni ñoo seetaandoo vidéo boobu nga xamante ni waa ji def na ci commentaire bu am solo ci Ousmane Sonko kon yéen ñi faral di déglu Ousmane Sonko kenn newul mënul jiite Sénégal kenn newul amul sañ-sañu pour jiite Sénégal mais Sénégal pour nga jiite ko foog nga pare physiquement mentalement psychologiquement ak spirituellement donc lu mat a bàyyi xel la te Ousmane Sonko bi jamono yi vengeance bi ñu ko dàq inspecteur impôt et domaine moo ko jàpp rancune ak haine ak esprit rebelle bi am Casamance ba nga xamante ni bëgg nañ ko venger woo loolu moo ko jàpp Sénégalais yi am xel déglu leen ak xel te bañ a dégloo xel te di analyser seen bopp ku leen neex nag tànn leen ko mu jiital leen seen réew mais di leen ci bàyyi xel bu baax xam leen ni ëllëg ci biir képp ku ngeen tànn rek lu mu leen def yéen a ko fa tànnoon ñu seetaani beneen vidéo dellu si waat